alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di am mbégte ci suñu ñëw fii ci Yoff, ñu gën ko xam ci armeelu Belelaan. yàlla def mu am set setal boo xamante ne démb la commencé, waa Réveil di ko def ngir lan, ngir suqali, ngir set setal seen quartier waaye seen dëkk di Yoff. ñu ñëwoon ci jugee Laayeen ci dëkk boobu nga xamante ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Limaamu tëdd, muy doomu Yoff nag, Alassane Thiaw jur ko ak Coumba Ndoye. ñu ñëwoon rek jàpp ci liggéey bi, wan leen ne lépp lu Yoff ne rek ñu ngi ci, ndax Limaamu mooy Yoff, ñu nit ñooy Yoff, te lépp lu jëmale développement Yoff kanam rek, buñ ñu ci woowee sax wala woowuñu ci ñu dégg ko rek, war nañu bàyyi lépp lu ñu jàpp ñu ñëw jàpp ci. rawatina muy mbir moo xamante ne wax dëgg yàlla ay jeunes yoo fa ko def, vraiment ñu ngi am mbégte bu baax di wax ne am nañ ci kontaan ci woote bi nga xamante ne woo nañ ci ak ñëw bi ñu ci ñëw, ndax Yoff moo ñu ñor ci wàll wépp nag. képp ku jug rek ngir Yoff, ngir doxal ko, ngir jàppale Yoff ci ak njub ak sellate, ñun jël nañu suñu engagement ànd ak yow jàppale la, accompagner la ci mbir moomu. waaye képp koo xamante ne nag jug na ngir fowe Yoff, ngir doyadol Yoff, ngir manqué ko respect, ñu nit dañu lay ignorer rek, daal di lay li ñuy wax ne fexeel ba fu ñuy jiiñ ay mbir yu caaxaan buñ la fa gis ñu daw la rek. waaw comme vraiment boo leen wootee ci armeel yi ngir defar ko, ndax fii mooy kër ak dëgg gi. waaw fii mooy kër gi nga xamante ne nit mënu ko échappé ala kulli xaalin in xaana ajjaluha la budda fil xudumi, di nga ñëw tëdd fii. kon nag defe naa ne ñun ñi koy defar sax, kuy dox rombañu war na dem këram ne ak sa njaboot dem leen ci armeel ya, ndax kenn ku ci nekk am na maam bu fi tëdd. te Yoff gépp kenn ku ne bu ñëwoon rek ci bàmmeelu maamam rek defar ko, duñ fi def 5 minutes mu set ñëpp a dem. kon defe naa fii bu ñu fi wootee ngir defar ko, du ay caaxaan, du politique, du dara. dañu fi ñëw en tant que ay nit yoo xamante ne ay doomu dëkk bi lañ, suñuy maam ak suñuy baay tëdd fi, doonoon ñu amaloon njëriñ dëkk bi, ñu fas yéene di teral seen kër, di ko rafetal. kon damay wax ne képp kuñ ci woo rek war nga bàyyi lépp loo man nga ñëw def jàpp ci. boo ci jàppul it te am alal joo xamante ne mën nga ko ci def ngir mbir mi ñi koy defar gën a am actif pour am énergie bu doy ngir defar ko, nga jàppale leen ci. loolu daal moo doon suñu teewaay fii. vraiment di gërëm sa gaay yëpp, di leen sant, di ñaan yàlla mu jàppale leen, ngeen góorgóorlu nag jàpp ci combat bi, parce que Yoff loolu la soxla, ay doomam yu baax, yu sell, yu teey, yoo xamante ne dañuy dundal dëkk bi, mais pas ñuy dunde dëkk bi. waaw ndax ñàkk gi bëri na fi, ndóol bi bëri na fi, xale yi sonn nañu, liggéeyuñu, waaye am na loo xamante ne tey bu ñu ko œuvrer Yoff mën na jëlaat nu mu tudd benn élan boo xamante ne macha allah fa tabaarakallah ahsanal xaalixiin. loolu daal lañ amoon ci lu ñuy wax. bañ naa ba sonn ndax dama ñëwoon rek pour wéttali leen, mais ñëwuma woon pour wax. maa ngi jéggalu ci lépp lu ci dëng. ñu ngeen ko xamee rek démb doon nañ ko annoncé ci télé bi, di wax ne ñun mouvement Réveil dañuy dem ci armeeru Belelaan, bon defar ko jëm ko nettoyer, parce que je pense que daaw nekkoon nañ fi aussi, parce que à chaque fois bu ñu constaté ne bon am na ñaax affaire yooyu, dañuy ñëw ñu def acte citoyen. parce que mouvement bi comme ni ñu ko xamee rek, c'est un mouvement citoyen boo xamante ne ay ndaw, ay jeunes yoo xamante ne ñoo ànd di xeex ci côté environnement, côté social, côté économique. bon on a beaucoup de perspectives yoo xamante ne bon yàgg nañ ko waxtaanee ak mouvement bi, parce que on a une feuille de route boo xamante ne à chaque fois que yàlla def ñu am jàmm dañuy ñëw taxaw ñu appliquer loolu.
bon lépp rek ci cadre Yoff moo tax tey bon dañuy kontaan trop ci sa présence yow sëñ bi sëñ Aïssa vraiment taxawaay bi am na solo parce que daanaka tey gis nañ fi tey mën nañ wax ne yaay yóbbaale autorité religieuse yi bon ba pare ñëwee taxaw aussi tamit ci cadre citoyen bon am nañ fi ay autorité administrative parce que y a le chef de cabinet du maire qui est là xam naa du ñàkk après mu jox xalaatam ci affaire bi waaye lii rek la parce que ñun dañ gëm benn Yoff boo xamante ne war nañ mën a xeex lépp loo xamante ne dafa jëm ci cadre boo xamante ne dafay rendre environnement bi malsain donc li ñu yitteel moo ñu fexe ba à chaque fois rek ñuy xeex lépp loo xamante ne danañu amal njëriñ ci set moo waral activité bi donc di ci encore une fois dalal suñu loxo waa Yoff yëpp di wax ne du yem fi parce que à chaque fois que sentir nañ ne war nañ def benn affaire rek ci côté environnement danañ ko def donc xëy na fan yi di ñëw danañ gën a sensibiliser population bi ci activité bi parce que du yem ci armée yi rek parce que war nañ dem Layène war nañ sillonner artère Yoff yi parce que démb rek débuté nañ Nëngaañ def nañ fa ay affaire yu am solo encore une fois bon ñu jàpp ne mbiru Yoff la parce que quel que soit bon turu mouvement bi c'est pas trop important mais li ëpp solo rek mooy que à chaque fois jeunes yi di dajaloo bon di xeex yenn affaires yi parce que bon defe naa tey défi xeex mbalit lu am solo la ci Sénégal donc ñun waa Yoff ak ni ñu xamee ak ni ñu autorités yi yaree je pense que ñun dañu war a nekk au devant xeex li nga xamante ne vraiment mooy mbalit loolu moo ñu dajale donc encore une fois di leen remercier xam naa dañuy jox suñu autorité administrative yi parce que daanaka pratiquement tey yaa fi représenté côté religieux bi donc daanaka Yoff daal bon ay représenté quoi à travers vous donc dañuy jox suñu camarade Babacar. waaw asalaamaaleykum Yoff vraiment ñu ngi nuyu ñëpp di tàmbali nuyoo bi nuyu sëñ Ablaye xalif général des Layènes yàlla nag fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu te wér di nuyu kilifa yi Yoff yëpp suñu autorité coutumière les autorités administratives religieuses yëpp ñu ngi leen di nuyu vraiment di nuyu population yoffoise bépp tey je pense que casquette bi ñu fi indi vraiment mënuñu ko tudde casquette politique dañu ñëw représenter le maire Abdoulaye Diouf Sarr ànd ak ki nga xamante ne nii moom mooy le mouvement réveil ci activité yi nga xamante ne nii ñoom la ñuy dërmal démb ñu def ko ànd ngaañ yàlla def na mu nekk une réussite tey bu ñu ñëwee fii di def loo xamante ne nii Yoff gépp moo ko moom vraiment mënuñu tàmbali suñuy kàddu lu dul di féliciter le mouvement réveil Yoff la ñu dëkk vraiment gis nañ activité phare yi nga xamante ne nii yéen a ngi koy mën ci commune bi day confirmer rek la waa ji doon wax naan ku si ne rek loo mën a apporter ca dëkk rek def ko ngir dimbali ka nga xamante ne nii moom lañ dénk dëkk bi yéen a ngi ci lancé boobu kon mouvement réveil mënuñu lu dul di leen féliciter di leen encourager action yi nga xamante ne nii yéen a ngi koy mëne yàlla ngeen si gis njëriñ Yoff gis si njëriñ doomu Yoff gis si seen njëriñ di rafetlu vraiment kàddu yu fii Seyna Issa yëkkati léegi day wane ne Yoff ñun ñëpp ñoo bokk yem Yoff benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ki nga xamante ne nii moom la fi yàlla teg ñu dénk ko dëkk bi muy le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr ay soxla yi mu am yëpp mooy développement dëkk bi bu ñu gisee un groupe de jeunes ñuy activé wu si loolu di ko jàppale ci liggéey boobu kon vraiment tey suñu xel day dal ci réveil suñu xel day dal trop si li nga xamante ne nii moom mooy le mouvement réveil en tout cas au nom de toute la jeunesse au nom de la commune au nom de la mairie au nom de Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi leen di félicité ministre nee na kontaan na trop si action yi nga xamante ne nii yéen a ngi koy mëne di dalal seen xel xamal leen ne mu ngi seen ginnaaw lépp loo xamante ne nii yéen a gis rek mu ngi leen di ñaan mu bañ ko umpa na koy yëg di xam yan action la ciy mën a def pour mën leen accompagner si li nga xamante ne nii moom mooy taxaw pour développement dëkk bi mën naa ne tey jii concept bi le président son excellence le président Macky Sall lancé tey jii réveil yéen a si jiitu opération zéro déchet bi ku gis démb action bi ngeen def ndëngaañ tey ñëw cimetière musulman Belelaan wane ngeen ne li son excellence lancé Abdoulaye Diouf Sarr desu si ginnaaw yéen aussi yéen a ngi ci liggéey boobu di ko doxal ba mu mat sax kon dañ leen di jaajëfal di leen encourager ngeen persévérer si voie bi nga xam ne moom ngeen tracé développement lii la rek ku si nekk rek da ngay indi pàcc bi nga mën a defe sa contribution
bu ñu dajalee lépp développer li nga xamante ne nii moom mooy commune bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen féliciter encore une fois merci beaucoup. la daanaka pratiquement Yoff moom comme ni mu ko wax rek benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc li ëpp solo rek mooy comme lu mel nii parce que on est des citoyens aussi dafa am loo xamante ne moom suñu cër la suñu devoir la donc su devoir citoyen bu taxee rek dañ ko war a accomplir parce que loolu mooy comme ni mu waxee di jëmale affaire bi mbir mi kanam parce que boo waxee développement rek maanaam dafa bëri pàcc mais tey pàcc bi ñu si taxee mooy côté environnement xëy na ëllëg ñu ngi ci yeneen pàcc donc lépp loo xamante ne daal war nañ ko mën def pour Yoff pour mu avancer ñun bon mouvement bi loolu moo ko tax a jóg donc à chaque fois daal bu ñu ko yàlla mayee danañ si jéem si li nga xamante ne loolu lañ man di ci tàllal suñu loxo nag bon autorité yëpp autorité yëpp parce que la ñuy def démb rek maa ngi koy wax defuñu ko pour ñun mais population bi yëpp donc ñu ngi leen di tàllal suñu loxo bu baax a baax képp koo xamante ne xalaat nga ne war nga ñu mën a soutenir si benn côté bon ñun bon on est preneur quoi on est vraiment preneur parce que li ñu yitteel rek mooy ñu fexe daal di sensibiliser jeunes yi si li nga xamante ne mooy xew à chaque fois si jamono parce que seetal Yoff moom ku xam Yoff dans le temps xam ne Yoff yaa gën a set donc tey ñun ñoo si toll surtout ñun jeunes yi donc day laaj ñu taxaw di intervenir si affaire yu mel nii di sensibiliser population bu baax donc di remercier bu baax a baax monsieur Babacar Mbengue ak ñi mu àndal ak gis naa fi ñoom suma ak ñoom Ami Top ñoom vraiment c'est des gens yoo xam ne boo leen xamee rek xam ne ñoom ak monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ñooy faral di nekk bon man mii daanaka fa laa nekk mais au-delà de loolu dañoo am benn casquette boo xamante ne c'est purement citoyen donc à chaque fois bu ñu ko yàlla may rek dañ koy taxaw di remercier aussi Seyna Issa parce que kaddu yi fi jëw yëpp rafet na donc daal kaddu yi bon lépp rek pour gën a ñaax population bi ñu gën a di participer ci activités yu mel nii parce que am na solo donc xam naa fa laay darale di wax ne waa Yoff jërëjëf donc xëy na après dinañ bàyyi bon suma camarade yi ñu gën a wax ci niñ gisee affaire bi pour que ñu mën a clore li nga xamante ne moo ñu taxoon a jóg parce que on avait benn week-end boo xamante ne moo leen tuddoon week-end environnemental avec comme slogan zéro mbalit le président moom nee na zéro déchet mais xam naa ñun ñoo ko indi zéro mbalit quoi def ko zéro mbalit xëy na mbalit moom la population bi di gën a capté loolu moo tax ñu indi zéro mbalit di wax ne programme du yem fi aussi parce que gëm naa ne juste si biir koor gi ak lu weesu koor gi danañ continuer di ko def parce que feuille de route bu ñu tracé la donc danañ ko poursuivre bu baax a baax pour que mu am suivi parce que li ñu tax a jóg rek mooy sensibiliser pour que ñun ñëpp ñu xeex mbalit bon di gërëm waa Yoff yëpp donc xëy na loolu moom lay amoon si kàddu pour l'instant xam naa waaw mbokki Yoff ñu ngi leen di nuyuwaat mouvement réveil moo newoon ci armères yi comme ni ngeen ko xamee bon sànq def nettoyage bu am solo bon yàlla def na à partir de ay 10h 11h lañ commencé bon ñi fi nekk yëpp ak ñeneen ñi nga xamante ne bon tey ñu ngi fi woon am na ñoo xam ne dem nañ ñibbi mais bon vraiment def nañ fi nettoyage bu am solo comme ni ñu leen ko diggee woon donc dañ leen di jox rendez-vous rek que dañ fi war a ñëwaat dimanche prochain parce que dañ bëgg vraiment parce que dindi mbalit mi fi nekk yëpp parce que bi ñu ñëwee dañ fi fekk ay quelques ñax yoo xamante ne ak ñun liñ si dolli dafa bari bon su ko defee bu ñu fi ñëwaat dañ koy programmer indi camion ak yooyu yëpp gën a leeral fii daal pour mu leer dimanche bii di ñëw nii waaw dimanche à partir de 15h incha allah ñun ñëpp ñu dajawaat fii bon indiwaat jaas yi indi pelle yeeg ratu yeeg yooyu yëpp ñu gën a nettoyer parce que comme ni ma ko waxee sànq rek ci sama njëlbéenu kàddu mooy que armères yi nekk na lu am solo parce que bu sa xel demee ne ci que ku gën a àdduna rek fii ngay mujjee maanaam fii mooy mujj gi donc war nañ ko leeral en plus bon ñëw di bàyyi xel bu baax si ñi fi tëdd di leen ñaanal loolu moo taxoon ñu ne tey daal vraiment suñu journée ci armée yi lañ koy def donc comme ni ma ko waxee rek affaire baa ngi noonu ba dimanche prochain incha allah ñu daje fi comme ni ma ko waxee à partir de 15h su ko defee ñu gën a leeral armée yi après ñuy xool leneen lu xam ne moom lañu def donc encore une fois di remercier waa Yoff gi yëpp di remercier ñi nga xamante ne ñoo ñu jàppale ku ci mel ni Ousmane Diop bon à chaque fois damay sawar di ko tudd parce que ku comprendre ne vraiment dañu war a def ay actes citoyens mu si accompagner le mouvement réveil di remercier également Birame Gningue parce que tey ba ñëwee yaa soo représentant xam naa dañ bàyyi mu wax si tuuti
moom aussi tamit jëndal nañu ay jaas yi jàppale ñu si matériel bi nga xamante ne daal vraiment boolekaat li ñu am moo ñu permettre tey vraiment ñu dindi ñax yi fi nekk yëpp. donc xam naa damay jox ki nga xamante ne moo fi teewal maire bi aussi parce que ñu ngi noté présence ñoom Amitop ñoom Souma sànq y avait le chef de cabinet comme ni ma ko waxee rek bokk na si ñi nga xam ne dafa ñibbi parce que la heure bi heure añ la et que bon añ yaa ngi xaar kër gi te xam naa ne gars yi niñ fi xamu yëngatoo xaw nañoo xiif daal moo tax tey ñu ne nañ ko yemal fii su ko defee bon bu ñu ñëwee dimanche gën a am force gën a mën a agir donc dañuy bàyyi ay ñoom Amitop ak ñi nga xam ne ñoo fi représenté Biram avant ñuy jox suñu membre yi ñu mën si wax tuuti daal donc dañuy. la bu baax delluwaat di sant yàlla vraiment ci turu Yoff ñu ngi gërëmaat ñi fi teew ñëpp ndax Yoff a fi taxaw damay wax ne mouvement réveil turam rek war na def lu rëy a rëy waaw parce que ki ñuy yee mooy ki nelaw kon vraiment seen taxawaay dafa am solo waaw vraiment ñu nit ñu ñëw accompagner leen comme ni nga ko waxee autorité religieux yi ak coutume bi ak nu mu tudd administratif bi defe naa ñoom ñëpp ñu ngi fi te nag loolu mooy dëgg waaw Sénégal kii wa mooy un peuple un but une foi waaw te loolu la ñuy œuvrer ñu ngi ñaan yàlla nañu ci yàlla dimbali di ñaan yàlla may ñu te boole ñu ci doomi Yoff yi nga xamante ne dañuy dundal Yoff waaw lépp loo xamante ne Yoff bëgg ko yàlla bu ñu ci suñu ñun ñii di doomi Yoff suñuy waajur yi nga xamante ne ñoo mooy Yoff bañ ñu ci dégg vraiment ñu ngi leen di encourager di leen wax ne lii mooy xeex bi noble waaw lii dafa noble parce que fii ñun ñëpp suñuy maama fi tëdd ak suñuy baay ak suñuy tonton te nag lu mu yàgg fa la budd dinañ leen fekki te ku sañoon boo leen di fekk si fekk leen ñu nekk ci mbékk nit nag boo ko juree teral ko ci kaw suuf ba génn àdduna bàyyi ko fi mu nga yóbbu ko ci kër ak dëgg gi nga xamante ne alaa kulli xaalin di nga ko fa fekk nga nekk ci kër gi nga xamante ne mooy këruk neen gi boo amee fulla tuuti gëm yàlla tawxiit nekk sa xol di nga bàyyi xel ñi tëdd fii waaw te ndax ñoom loolu la ñu bëgg par exemple boo amee doom mu nekk Amérique mu weer wu dee mu def quota yónnee la tabaxal la kër jox la oto mais da nga koy sagoo waaw da nga koy sagoo ci dëkk bi sama doom diw bi ne Amérique day moo ma teral moo ma jox teraanga gi moo ma jëndal oto bi moo ma defal lii ñoom ñii tëdd ñaan yi ñu leen di ñaanal ak lii ñuy def nii dañu koy ndamoo fa ñu tëdd di ñaan yàlla nag yàlla bàyyi ñu fi ndax ñu gudd fan di leen ko defal kon lii dafay wax ne xéewal la barke la boo xamante ne bu retour bi bu ñëwee rek mën na doon njariñu suñu njariñ waaye balaa waale Yoff gépp kon yàlla na doon njariñu Yoff yàlla dimbali ñu ba bu ñu gisante mukk ci dëkk bi di sëgg parce que loolu moo am solo vraiment réveil kontaan nañu ci turu Yoff gépp yàlla na leen yàlla jàppale parce que Yoff du ku nekk ci administratif bi rek mooy liggéeyal Yoff mën nga nekk ci Yoff di doomu Yoff bokkoo foofu amoo salaire mais nga génn ci biti gis loo xamante ne dafay gaañ ku dëkk Yoff nga taxaw ci ba dara du am benn problème du am benn loraange te loolu vraiment ñu ngi leen ciy dégg saa su ne réveil damay wax ne Yoff gépp xam nañu ko ci seen taxawaay yàlla na yàlla jàppale leen ñu nit wax dëgg yàlla ñu ngi li ñu ñor mooy Yoff waaw ñun Yoff rek moo ñu ñor ku ñu woo ci luy doxal Yoff ñun dinañu ñëw te bu ñu ñëwee la Yoff bëgg rek la ñu ciy taxaw la Yoff bëggul duñu ci taxaw ah loolu nag ñu ngi lancé appel boobu yëpp di ñaan ñii ñuy suivre bu dimanche ak jàmm képp koo xamante ne yaa ngi dëkk ci Yoff te mënoon ñëw te ñëwoo te am ndimbal boo mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne parce que ku fi ñëw gis ni ñuy liggéeyee te amuñu gants yi doyul matériel bi ñu soxla bu ñu ko amoon kon jugee nañ fi te loolu new fi vraiment ñu ngi lancé appel waxuñu autorité waxuñu coutume bi waxuñu chef religieux yi mais ñëpp mool yi ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi dëkk ci Yoff rek na nga xam ne fii ñu ñëw nii
kër la goo xamante ne suñuy maam yëpp fi tëdd te bu ñu koy defar ñun ñëpp war nañu taxaw ngir defar ko ñu ngi ci woo ñëpp lu waay am ci loo xamante ne du sax xaalis mais képp ku am matériel boo mën a jënd bu ko xeeb lu mu mën a doon rek nga ñëw indi ko jox ko mouvement bi nga xamante ne mooy mouvement réveil ngir ñu taxaw béréb bii defe naa loolu daal lañ amoon ci luñ ciy wax ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla na yàlla defal ñu jàmm subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. asalaamaaleykum ñëpp di xanaa amuñu sax luñ ci wax lu bari kon te sëñ bi wax na ba pare li ñuy def rek mooy remercier d'abord ñi fi teew ñëpp ci liñ defar armée li parce que fii Yoff gépp ko bokk parce que ku ne am na fi mbokk waaw te di sëñ bi wax rek lii loo ci def rek avant tout yàlla moo lay fay di insister tamit samay moroom jeunes yëpp muy grand yi ak samay moroom ak rakk booy yi nii yëpp ñuy participer ci genre activité yi nii parce que nit boo dëkkee ci dëkk da ngay xool li nga xamante ni yow moom nga mën a defal dëkk bi mais doo toog rek xaar ne dëkk bi lii la war a defar da ngay jóg ba pare yow nga sabablu après yàlla fekk la fa may jox appel jeunes yëpp ñu ñëw di participer ci activité réveil bi parce que réveil bi leen rek moo leen tax a jóg muy développement Yoff muy réussite jeunes yëpp incha allah. maa ngi leen di nuyu ñëpp au fait tey kàddu gërëm rek laay joxe parce que ku xam maam Cheikh xam nañ ay xarit lañu et je pense que du tey la ñu ànd nañ bu yàgg ma koy félicité nag ci initiative yi nga xamante ne moom la jël depuis presque 2 ans parce que man dama ne li mouvement bi def tey mooy ñëw fii ci Almer bi génnee ñax yi fi nekk c'est pas une première daaw defoon nañ ko ren defaat nañ ko cela veut dire que ñoom ñëpp ils sont très engagés pour le développement de Yoff di wax aussi ne jarul may guddal parce que le chef de cabinet sànq wax na le message du maire mais damay def lu encourager leen parce que lii yombul parce que développement dëkk bi ñun ñëpp ñoo si war a dugal suñuy loxo waruñu si xaar kenn parce que ay jeunes lañu te jeune bu nekkee si biir gox day taxawal goxam te vraiment le mouvement réveil mu ngi koy def si anam yu gën a sell di leen ñaanal nag une très bonne continuation ok kàddu yi foofu la mënoon a yem parce que fu dëgg yàlla chef de cabinet bi joxe na le message du maire waaw merci beaucoup.